gaaw ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci gàmm atum junne ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak ñaar sa gàddaay ga mbokk yi daleen ak jàmm ci xibaar yi njolloor gi li ci gën a fës di ñàkkum ndox sa diwaanu Médina askan wa jamono ji nag am jafe-jafe dëgg ngir jotandi sim ndox ay fan a ngi nii ñuy woo nag ñi nga xam ne ñoo di gouvernement gi ci doxalinu ñi nga xamante ne bi ñoo yor wasaar ak ndox mi joxar bi nañ leen baaraamu tuuma waa Sen'Eau ñoom askan wi ñu ne ak maral ñu ngi koy dund jamono ji te loolee commencé na wasaaroo ci Ndakaaru wërngal këpp li nga xamante ne bii moo jëm ci état civil jotandi ci réewum Sénégal rawatina fi nga xam ne moo di bëri bi l'hôpital yi dafay mel ni nag buñ sukkandikoo ci kenn koo xam ne mooy saytu mbir moomee li nga xamante ni bii moo jëm ci ñëpp mën see jot dafa mel ni état civil ci boppam sax xaaj bi nga xam ne moom la ñu amee ci réewum Sénégal lu ci ëpp demewul noonu yi nga xam ne noonu la war a demee maanaam du lu dëpp ak yoon te it du nekk loo xam ne mooy dëgg reportage bu mag boo xam ne Abdourahmane li def na ko ci article de la semaine tey dinañu ànd ak El Hadji Malick Cissé dem fi nga xamante ni bii moo di réew mi quotidien fekk fa suñu naataango bi nga xam ne moo di Mouhamadou Ba moom nag li ko soxal moo di dellusiwaat ci gouvernement bu yees bi rawatina ki nga xam ne mooy jëwriñ yor wàllum biir réew mi Antoine Félix Diome jaar-jaaram ak li nga xamante ne bii moo koy xaar ak doxalinam ci wàllum politique ba ci wàllum yoon bi nga xam ne jiite woon agence judiciaire de l'État loole yépp nag mooy li nga xam ne moom lañ koy fësal ci article de la semaine dinañ jeexale bii lay jotaay nag ak li nga xamante ni bii moo jëm ci li fës ci yenn kay yi xëy fësal tey ci altine ci gaaw ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru gàmmaatum junne ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak ñaar sa gàddaay ga mbokk yi lii moo gën a fës ci xibaar yi yaatal gi nes kiis Médina ña fay yeewoo nekk ci jafe-jafe dëgg ci ginnaaw bi nga xamante ni bi seet nañ fa ñàkkum ndox mu métti ñoom askan wa di sàkku nag ci ñi nga xam ne ñoo di waa Sen'Eau ñu joyante aw doxaleen ci wàllu woowu ndax ñu ne ay fan a ngi nii seen robinet ya mënta génne siit ak ndox waral ñuy rootaani te jël ay bouteille yu ni mel di wutim ndox te loolee jafe-jafe dëgg la ñuy dund ñuy ñaan ci ñi nga xam ne ñoo di kilifa ñu jàppal leen ba loolee ñu génn sa ñaan sekk Ndeye Seynabou Babou ak ki nga xam ne moo di Seydina Mbaye ñoo ngi fii ci Médina ci rue 27 angle 20 fii nag ñi fi yeewoo ñoo ngi jànkonteeg ay jafe-jafe yu metti pour am ndox comme ni ñu koy xamalee soxna si. Sen'Eau daal depuis ba ñu fi ñëwee ba léegi affaire bi dafa gën a empiré sans gis ma changement daal doo am ndox doo nelaw dañuy rootaani xam nga seen facture tout le temps mi ngi ñëw gën a cher ñun fax sax dañoo am problème compteur xam nga dañuy dawloo tey suba xaar ginnaaw suba affaire yooyu sonn nañ daal vraiment ñuy dëkk Médina fii. problème ndox moom képp ku fi dëkk ci quartier bi dalay wax ne dañuy surtout Médina fii dañoo am problème ndox. fóotkat bi moo ngi ñuy xamal ne métti na torop pour am ndox fii ba tax na loolu daf koy indil ay jafe-jafe ci liggéeyam. fii changement lañ fi gisuñu fi benn changement ñun dañuy yeewu fajar root bay bëgg a dee fii nelaw moo fi amul ay root moo fi am ay root xaaju guddi kese lañ fi am balaa bu benn setee ndox bi dem bay fii yëpp amuñu ndox benn ndox amul fi dañuy sonn bay bëgg a dee. bidon yaa ngi nii yëpp amul gisuñu benn changement fenn moo fi amul fii daal li fi gën a metti sax moo fi am waaye changement gisuñu ko fi. ñi yeewoo Médina jaaxle nañ loolu ci ñàkkum ndox mi te aussi ñoo ngi ñaawlu facture yi nga xamante ne seeral nañ ko torop ñoo ngi woo kilifa yi pour ñu indi ay yokkute ci qualité wu service bi te jéem a saafara problème bi nu mu gën a gaawee. Maam Seynabou Babou xeex ñàkkum ndox mi bokk na ci li nga xamante ni bi ñuy jiite bokk mamel ga ci diwaanu Touba bool nañ ci seen xeex ak li nga xamante ni bi jiital nañ ko ci di wàllu njàng meeg njàngale mi waaye tamit defar ay yoon loolee di loo xamante ni bi fësal nañ ko ci ndaje loo xam ne doon nañ ko amal ci njiital maire ba ci boppam Abdoulaye Ka loolee jëmoon nag ci li ñuy wëlbatee maanaam fi ñu war a jooyal li nga xamante ni bi moo di seen budget nga xam ne natt nañ ko mu toll ci ñeenti milliards moom Abdoulaye Ka nag daal di jël boobulee force waxaale ci ndaw ñi nga xam ne ñu ngi jël mbëkk mi moo leen nañu toog ci réew mi daal fii tekki ndaxte seetlu nañ ñu bëri ñoo xam ne c'est Touba Mbacké la ñu yeewoo góor a ndaak lu ak Thierno Faye njàng mi defarum yoon yi naka noonu it yokkum ndox mi ci yenn quartier yi nekk ci dëkk bi loolee di xememteefu bokk moomeel bu Touba bi daje ci session d'orientation budgétaire 2021 ginnaaw ba muy xamle ne taxawaayam du leen lu dul fexe ba jëmmal ñetti ponk yooyu lee bëgg nañ torsion bi nga xam ne saam bi nga xam ne dañoo génn ci dëkk bi balaa naga ni déwén ñu am yoon bu ñu jaar ci ndox mi ci forage yi ci adduction d'eau déjà lancé nañ appel d'offres yi donc danañu bëgg barab yu bare bari yu amul ndox dana am ndox
éducation bi aussi bëgg nañ ci lu bare problème forage yi it noonu dañoo jot ndigal ci sëriñ bi ne nañ ko ànd ak acteurs yi ci nekk ñu fexe ba li ñu dal ren ci màggal gi incha allah màggalu déwén ñu am satisfaction ci ndox mi loolu bokk mooy suñu prioritaire yi nga xam ne moom la ñu opté jiital ko gannaaw nag les charges obligatoires yi nga xam ne mënul wàcc commune bi loolu mooy li ñu fas yéenaa doxal. Abdou Lahad Ka buruxlu ci occasion bi te ngir àddu ci jamono ji tembe mbëkk mi ndaw ñi amal ci géej gi njiital bokk moomeel bu Touba sàkku ci ndaw ñi ñu des ngir tekki ci dëkk bi léegi. il faut que ngeen xale yi ubbi seen bët yi ubbi seen bopp yi dawal seen xalaat ci réew mi mais xale yi amatuñ benn xalaat ci Sénégal bu dul barsàq xaw ma nu ñu koy wax barsa wala barsàq barsa bala barsàq nag benn sëkkanu ci barsa baaxul parce que da ngay réussir ci réewam jàmbur barsàq moom ko fa dem jeexal kon il faut que ngeen génn seen bopp yi ci loolu maanaam kenn ku ci nekk association yéen nekk ci association yi yéen ñi nekk ci kër yi ak seen rakk yi ànd leen fas jom maanaam fas yéene liggéey ci réew mi maanaam ngir mën a réussir. ñeenti milliards di budget bi ñu mëbét ngir liggéey ko ci at mi ñu dëgmal mairie bu Touba ne taxawaayam du lenn lu dul fexe ba yeggale yenn projet yi mu sumb ngir yemandal nekkinu askan wi yewwoo ci dëkk bu sell bi. ubbi teg ñetteelu lël bu conseil économique social au conseil collectivité territoriale bi Aminata Mbengue Ndiaye jiite ci atum 2020 loolu nag di ab loo xam ne dañu ciy joyal ngir gën a jàppale yooyu les communes nga xam ne ñoom dañoo aju ci ñoom ngir ñu mën joxe ay xeltu ngir gur gi mën leen a gën a jàppale loolee nag ngir gën a mën a joyal ay koom yoo xam ne dinañ ci mën a jëfandikoo ba gën a sàmm nekkinu ñi nga xamante ni bii ñoom la ñu jiite ak mbooleem loo xamante ni bii moo di seen i jant ñu mën koo saafara soxna Aminata Mbengue Ndiaye moo jiite googu lay kuréel di conseil au conseil collectivité territoriale ñu teew lay kàddoom si micro Adama Sarr ak Seydina Mbaye. Covid bi li nga xam ni feeñal na ko bu baax a baax ci lu jëm ci wàllu financement ak fiscalité wu collectivité territoriale yi toogoon nañu fii wax ni que am na collectivité locale yoo nga xam ni seen ressources yi ëpp ñu ngi ko doon jëlee ci seeni marché hebdomadaire am na ñeneen ñoo nga xam ni ci yeneen i fonds la ñu ko doon jëlee mais il se ak taxes yeeg bien sûr ak impôts yi mais ku nekk xam na ni bi Covid bi dikkee am na yu bari ci activités yooyu kenn mëneetu ko ba muy génne ay ressources ñu koy dugal ci collectivité territoriales yi am nañu dem nañu sax ba des collectivités 70% à peu près yoo nga xam ni mënatuñu woon a am benn fonds yoo nga xam ni liggéeyee nañu ko bien sûr il y a eu la réaction de l'État ba nga xam ni aidé nañu en tout cas population yi ba wàññi yenn besoins yi du point de vue alimentaire et autres yoo nga xam ni mënoon na gën a mettil Covid-19 bi à travers donc yéen ñëpp gis ngeen li nga xam ne def nañu ko comme ressource vraiment mu dem ci ba ñu am ci sax ay résultats yu am solo loolu nag mooy li nga xam ni moom la ñu def au niveau national mais ku nekk xam na ni que la décentralisation est accompagnée de fonds am nañu les fonds de dotation de la décentralisation am nañu le fonds d'équipement des collectivités territoriales ak yeneen i fonds yu baree bari ak ay projets yu mel na Promoville yu mel na PUDC ak yeneen yoo nga xam ne yépp ci collectivités territoriales yi la jëm. ñu def xayma si tolluwaayu mbasum coronavirus ginnaaw xayma bis bi nga xam ne docteur Alaaji Mamadou Ndiaye def na ko si junni ak juróom-benn fukk ak juróom-ñeenti test yoo xam ne def nañu ko ñaar fukk ak ñeent ñoo si am yes mbasum coronavirus juróom-ñeent si ñoom xam nañ ñeneen ko wàll fukk kenn koo xam ne xamuñu fu si biti réew la ko jëlee ak fukk ak ñeent yoo xam ne xamuñu fu ñu ko jëlee juróom-ñaar ñoo wér tey kon doole si ñeent fukk ak ñeent ñoo ñi nga xamante ne bi ñoo nekk si loxoy fajkat yi te mbasum coronavirus tëral leen ñu dem wutali marché ti leen daal di wax nag lu jëm si njaayum or bi ñi nga xamante ni bi ñoo si yëngu jamono ji ñu ne si jafe-jafe dëgg la ñu nekk ak ñi nga xamante ni bi ñoo koy jëfandikoo li ko waral moo di njëg li ñu wax ne dafay wéy di yokk si àdduna wërngal gàpp boobu les reportage sa marché ti leen dañ ciy ànd ak Awa Thiaw ak ki nga xam ne moo di Seydina Mbaye mu doon lu métti loolu si ñi nga xam ni ñooy yëngu ci jaay ak jëndum or rawatina ci jamono wi nga xam ni lépp dafa yokku waaye tamit si ñi nga xam ni ñooy jigéen ñi si jamono gi nga xam ni tamit mbas mi daf fee taxaw. or bi fi mu toll ni seer na seeraay boo xam ne mënuñu ko jënd ñi koy jaay it seer na seeraay boo xam ne mënuñu ko jaay ndax tey ji boo jëndee lu yomb di ko jaay ndax jigéen ñi bu seeree buñ ko mën a jënd bu yombee mën nañ ko jënd te or jënd ko njariñ la ndax mën na la liggéey leneen
ci jigéen ñi nga xam ni ñoom ñooy jënd or yi ñoom nag ñu ngi wax ni dañ koy defee soit par tontine wala ñu jënd ko directement nag or nekk na mbir boo xam ne lu leen ñor la. damay jënd teew man mosuma leb or damay dajale sama xaalis ba mu àgg lu ma am sa xaalis dama koy yóbbu sama compte bancaire denc ko foofu bu ma tolloo ba xam naa am naa somme bii ma ñëw su ma ñëwee jënd teew mosuma leb man damay jënd rek mosuma leb or. ginnaaw jaaykatu or bi mu ngi xam ne ni gramme or musul wàcc nag njëgam dafay yokk saa su nekk te loolu ñoom dañ koy yëg bu baax ci seen jaay. ça fait 30 ans maa ngi liggéey ci or mais mosuma gis benn yoon fu or wàññeekoo parce que man bi may commencé liggéey or booba gramme bi mi ngi doon jar ay 4000 francs la doon jar léegi mi ngi ci ay 34 millions donc or boo gisee muy yokk mooy banque boo gis or moo ko représenté xaalis loolu moo war a yokk bi ak jamono ji nga xam ni réew yu bari neexul te xaalis bi mooy or mooy xaalis moo tax la plupart sa genre gi may waxal nii dama leen naan lu ngeen am def ko ci or. or nekk li nga xam ni bépp jigéen bëgg nañ ko am muy lu leen ñor loolu ginnaaw yokkuteem bi jigéen ñi di xamle ni ñoom pare nañ bu baax ngir am li nga xam ni mooy or bi ak njëg li ñu munti toll. ñu jógee marché ti leen wutali port autonome bu Ndakaaru foofee commerçant dafa nekk transitaires yi ak ñi nga xam ne ñoo day transporteur dañoo boole seen doole nag ñoom ci ab kuréel ngir mën a naqarlu li nga xam te ni bii ñu ne moo di ceerateeg maanaam njëggu seer gi nga xam ne moom la ñuy amale ci transport li nga xam ne moo di conteneur yi loolu nag ñu ne jafe-jafe dëgg la leen jural waral ñu ne dañuy jëm ci ab grève loolu waral ñu dañu doon ak taskatu xibaar yi altine ji ñu dëgmal nee nañu dinañu grève boo xam ne dinañ ko def ci ñetti fan nday naa ci Diop Diouf ak Moussa Fall fekk woon nañu ndaje la ñay yëngu ci port bu Ndakaaru wane nan seedum naqar ci problème ya fa xew ci jamono yi loolee tax na ba syndicat bu ëmb mbooleem jaaykat transitaire ak transporteur nee nañu sonn nañu trop ci koppar gu bari gañu leen di laaj ngir ñu mën a génne seeni conteneurs yi. Le port ne fonctionne pas. On n'a pas un directeur du port qui répond à nos aspirations. nekku fii il faut dire la vérité telle qu'elle est lii mooy li nga xam ne moo indi problème transfert yi ils ont d'énormes problèmes parce que li ci garaaw mooy. transfert bu ci jël un dossier soo ko mënatul fayal magasin mënoo fay sur bi mais tu réponds à la justice kan moo ñu yóbbu justice mais borom marchandise parce que mënoo fay mais lan la c'est l'État c'est le port depuis woon nag moomuñu keneen moomuñu muy moom di CMA di keneen ku mu joon on parle de toutes les sociétés maritimes moomuñu Sénégal moomuñu doomu Sénégal yi nga xam ne nag c'est des transferts suñu papa amul 60 millions suñu yaay amu ko et une société pour que ça soit fonctionnel il faut nga am 60 millions. Il faut dire les choses telles 60 millions ñun fi ñu ko jëlee ñu ko ànd suñu kër wala suñu këru famille mais il faudrait que ñun aussi su mettee ñu taxaw mais pour ñu taxaw nag dafay am beneen répondance suñu côté notre corporation dafay jël muy cette cellule là bi fi toog tey. bu ñu sukkandikoo ci ñoom ba tey boobule port amul benn autorité de régulation ba tax na rek ngir gën a fësal seendu mer daañu banque seeni loxo ñetti fan tàmbali ko ci altine gi. Les acteurs sont fatigués le port est plombé il faudrait qu'on revienne à des ambitions plus souples wax ñu fi ñu jëm il faut une direction bi nag suñu toogul fii wax ko am foo xam ne suñu fa tollee on suspend suñu amul cette responsabilité di ko lu ñu fi wax aussi dafay nul parce que Étienne vient de le dire l'État a répondu le président de la République woo ko wax ko ci conseil des ministres mais malheureusement ces services ne répondent pas donc c'est pas sérieux parce que autorité du wax ne def leen lii ña ko war a def du ñu def donc loolu mooy li nga xam ne vraiment on aurait souhaité que ñëpp xamee ko noonu. commerçant transitaire ak transporteur yay yëngu ca port autonome bu Ndakaaru ñu ngi woo directement nguur gi ak association consommateurs yi ngir ñu mën a indi saafara ci yile problème. taxawaayu banque yi ak ñi nga xamante ni bi ñoo joxe ay koppar ngir liggéeykat yi ak wàllum koom mu gën a bijjeeku waroon naa gën a mën a dëgër nii mu dëgëree loolee di gis-gisu ki nga xamante ni bi moo di njiital PAMECAS moom mi nga xamante ne bi doon nañu TV ndaje bi nga xam ne moom la ñu duppee université dirigeant bu PAMECAS yi si la yooyu la xalaat jàpp ne faaw nag banque yi nga xam ne wala banque ki nga xam ne moo di BCEAO gën a mën a jàppale bërëb yu ndaw yeeg yu digg doom yi nekk si Afrique yëpp ngir wàllum liggéey lu ko defee ñu gën a mën a joyal seeni liggéey ba ñeneen mën see gis seen bopp loolu di am ndaje loo xam ne fekk woon na ko maam Abdou Guèye Kassé ma ngi àndoon ak Souleymane Benk. financement wu koom-koomu réew mi par banque yi loolu lee dafa war a jaar ci jàppale ñi nga xam ni ñoom ñooy yëngu ci secteur informel bi
loolu lee ki ko xamle moom mooy directeur général bu PAMECAS. bon li ñu leen di financer par an ëpp na 50 milliards loolu mooy li nga xam ne moom la ñu mën a wax ci financement économie bi en particulier les acteurs de l'informel ak part bi nga xam ne moom la institution de microfinance yi am ak li nga xam ne li moom moo ci pàccu PAMECAS. ci téeméeri acteur boo jël bu yëngu ci secteur informel bi fanweer yi ak juróom-ñett yi ñoom ñooy financer seen bopp. banque centrale nag dafa war a mettre en place ab guichet de refinancement ngir su ko defee institution de microfinance yi lay mën a am koppar bi nga xam ni dina mën a lebal acteurs yu yëngu ci secteur informel bi ak taux d'intérêt bu néew lool. boo xoolee ñi nga xam ne ñun ñooy institution de microfinance yi ñoom ñoo leen di financer 13% yi ñoom ñoo leen di financer boo xoolee d'ailleurs ci actuellement nii boo xoolee at bu nekk acteur microfinance yi ci Sénégal ñoom ñëpp boo leen dajalee li ñuy joxe économie bi ci financement ñu ngi ko xayma ci 500 milliards ci 500 milliards yooyu 70 milliards yi mi ngi jëm ci ñi nga xam ne ñoom la ñuy tuddee informel donc am na solo. création ministère bi nga xam ni moom la ñu dénk artisanat ak transformation du secteur informel dafa doon li nga xam ni lu baax la ndaxte dina mën a tax ñu mën a saafara li nga xam ni moom mooy jafe-jafe yu am ci bile secteur. ñu wax ci état civil ci réewum Sénégal jafe-jafe wala jël dëgg la ñu gis ci fichier yi bu ñu sukkandikoo ci ndaw loo xam ne mu ngi liggéey foofu ci centre état civil mu ne fi nga xam ne moo di hôpital Aristide Le Dantec xaajub li nga xam ne moo di état civil dafa nekk yépp baaxuñu daanaka sax loolee moo wasaaroo fépp ci administration ci réewum Sénégal te loolee li ko waral moo di lu jëm ci daal koy gën a dëppale xaalu yees di numérisation loolee dafa mel ni nag dafa indi ay jalt yu bari loolee di ay waxtaan yoo xam ne seq na ko ak Abdourahmane Di ci bile reportage. Ababacar Sam ngi jóge ca Thiaroye-sur-Mer ngir am si lu ñu tuddee document d'état civil dafay ñëw ba ci centre d'état civil bi nekkee ca l'hôpital Le Dantec tey jii mooy ñaareel bi yoon mu fi ñëw ngir certificat de célibat muy document bu mu mënta am ba léegi. jafe-jafe mooy dama ñëw ñu ne ma xaaral dafa am na yeneen ñun bi fi nekk affaire yooyu noonu xam nga tamit am na ay jafe-jafe tamit boo ñëwee dañ la naan indi ñaari témoin xam nga témoin yi rek pour nga déplacer te nit balaa nga koy déplacer nit da nga koy respecté balaa nga koy déplacer da nga koy wax lu leer te déplacer nit moo yombul bon maa ngi ñëw déplacer na ay nit xam nga ba léegi añuñu xam nga tamit loolu quoi ay difficultés ñuy rencontré la quoi. Sénégal moom comme d'hab xam naa moom respecté wuñ kayit nga xam naa bu nekkoon si yeneen mairie yi wala mu nekkoon dëkk tubaab yi xam naa fa lay gën a gaawee dal. ñaari mbir yi ñoo mën a expliquer yéex-yéex bi ci délivrer ay acte d'état civil ci bu ñu sukkandikoo ci Abdoulaye Awa officier d'état civil fii niki 2017 mi ngi xam ne ni agent yi léegi bàyyi nañu machine yi ngir concentré wu ci registre yi. agent bi dafa war a dem ba ci archive yi seet registre ba gis ko bu ko gisee bind ko soumettre ko officier bi xool ndax li mu bind ak li nekk ci registre bi méngoo na bu méngoowee mu signé ko ñu jox la sakki loolu moom amul lam-lam fii acte boo xam ne jaar na yoon tegu na ci yoon ñun amuñu sañ-sañu bañ ko joxe. waaw ngir leeral ni boobee façon liggéey da leen may ñu nemmeeku ay njunjaaj yu bari ci registre bi. parfois agent bi di nga ko jox numéro mu dem ci archive yi seet registre ba gis ko gis registre bi numéro bi war a ne malheureusement fekk xotti nañu numéro bi muy topp numéro bi di topp ba ñëw ba ci machine bi fekk numéro boobu kenn am jaay nañ ko keneen yooyu gis nañ ko fi plusieurs fois mais gis nañu fii ay kayitu nit yoo xam ne génn nañu àddina ñu jël seen numéro jaay ko keneen kooku di ci dund actuellement y en a beaucoup da ngay gis et loolu moom je le déplore xotti kayitu sénégalais jaay ko étranger ak a bëri fii boo jëlee 98 rek bi nga xam ne moom laa gën a min 1354 le registre bu yem machine bi dem na ba 2846. moom mi lee Abdoulaye Aw ngi xamle ni jege na ñi nga xamante ni ñoo mën a wax ci dossier bi ngir ñu lijjanti ko. ba tax na ñun ci suñu wàllu bopp def nañu rapport jébbal ko tribunal def nañu rapport jébbal ko maire bi ba fii Dantec moom xaw ma kan mais li fi xew ci liñ fi gis ci njombe umpul tribunalu Dakar umpul mairie Plateau parce que maire Plateau moom fi teg nga maa koy gërëm bu baax ci confiance boobu mais nag li fi xew yëpp moom xam na ko keneen xam na ko. Chérif Cissé moom ngi génne ci centre d'état civil bi ak extrait de naissance am daanaka def na benn ayu bés balaa mu ci jot déposé na ñaari yoon bu ci njëkk bi dañu defoon erreur ci turam mu ni tey jii mi ngi woo kilifa yi ci ñu baral liggéey bi jëm ci numérisation document état civil yi. am nañu xoolaat li ñu mën defaraate mairie bi quoi
parce que problème bi ñu ne seen machine bi moo am problème machine bu amee problème kan am nañ seen kilifa yu nekk si kaw war nañ koy expliquer problème bi mun a xam nu ñu koy def bon machine bu ñu ko def bu amee machine bi sax day tane boo ñëwee da nga lay jox seen numéro kii bi rek ñu tiré ko mu dem mais bu loolu amul et chaque fois boo ñëwee nañ koy recopier en main xoolal gis nga nu mu mel c'est en main qu'ils l'ont fait des fois c'est des erreurs seulement qu'ils le font parce que léegi dañ koy recopier mais dañuy jum ci tur yi présentement bàyyi naa fa benn waaye sax mu ngi nekk pour di casse après bu mel noonu. numériser acte d'état civil yi am na njëriñ wante fexe ba kaaraange ñu mën ko ci nemmeeku loolee la kii di officier d'état civil mel ni ko bëgg a wax. dañu def ay saisie rek informatique comme ça mais sécurité bi ci war mais amu ko parce que li nga tuddee numérisation noonu mais ci la samba boy yu nekkoon fii ñu bëri am na ci nag ñoo xam ne dañ daan def seen liggéey correctement mais ci li ñu découvrir fii xam ne am na ci ay samba boy yoo xam ne ci loolu nga tuddee numérisation mais si la ñu profité pour créer ay milliers et des milliers d'actes fictifs. numérisation baax na parce que mooy tax liggéey bi gën a gaaw délai yi gën a wàññeeku mais numérisation bu àndul sécurité mais loolu mënul dem. daanaka xaaju fichier bi nekk ci machine bi ay njuñ jàcc rekk la bu ñu sukkandikoo ci Abdoulaye Aw mi ngi xamle ni tribunal beek meeru Ndakaaru Plateau yëg nañu lu ni mel. man awma sañ-sañu di ni ko tubaab di waxe mettre le coude sur un dossier awma sañ-sañ boobu. jaajëfal Abdourahmane li ko gis mandang si reportage bu am solo boobu les dossiers nga xam ne mu ngi jëm si état civil bi ak jalte yi ñu seetlu si réewum Sénégal ñu wax si leneen di ki nga xamante ne bii moo di nataalub Antoine Félix Diome moom mi nga xam ne mooy jamono ji takk der bi njëkk mooy jëwriñ ji nga xam ne mooy wàllum biir réew mi moo wuutu ki nga xam ne moo di Aly Ngouille Ndiaye si bopp boobule toogu waral nag bërëb bi nga xam ne moo di bërëbu tasukaayu xibaar bi di réew mi quotidien ñu defal si am kayit mu yaatu moo xam ne ma waral kayitu bis bi di kayit goo xamante ne bii dinañ ci ànd ak Alaaji Malick Cissé ñu dellu siwaat si ki nga xam ne moom moo nekkoon agent judiciaire de l'État si jamono ji nga xamante ne bii ñu ngi doon atte Khalifa Ababacar Sall foofee si kër yi ak ki nga xamante ne bii moo di Karim Meïssa Wade article de la semaine lay doon Alaaji Malick Cissé lañ ci àndal ak Cheikh Diop. nataalam la Rewmi Quotidien ni dàng ci xëtam bu njëkk du kenn ku dul Antoine Félix Diome benn fan ci weeru novembre la ko njiiti réew mi fal mu nekk ministre de l'Intérieur. boo gisee ñu def benn portrait ci Antoine Diome c'est parce que dañoo gis ne dafa nekk nit ku fës trop ci procès wu Khalifa Sall ak Karim Wade Macky jël ko nommé ko ministre de l'Intérieur. léegi ñu def suñu investigation laaj ñi nga xam ñu ngi liggéey ci milieu judiciaire avocat ak magistrat pour ñu wax ñu ci kan mooy Antoine Diome mais boo xoolee ñëpp daal benn kàddu lañ am bon nit ku xam liggéey mën liggéeyam la nit ku xam droit la nit ku xam procédure pénale la nit ku yiw la tamit nit ku correct la aussi ñëpp dañ naan nit ku éloquent la par le verbe nit ku élégant la aussi par le port dafa mën a solo il est très correct ñëpp la jox cër mais lenn rek mooy catam mooy dafa nit koo xam ne dafa zélé bu màttee du bàyyi gars yi dañ naan sax bu doon dem ku mu jàpp doo rëcc tellement que dafa nekk à cheval sur ses principes bu màttee du bàyyi te nit koo xam dafa maîtriser droit moom da ko maîtriser moo tax avocat yi ku ko ci team avocat de la défense yi da ngay am problème parce que pour daan ko yombul. juge bu discret teg si boolewul dara ak wax gu bari mu am ñeent fukki at ak juróom benn ki fi nekk ministre de l'Intérieur marqué na jaar-jaaram ci juridiction yi. dafa discret ba pare efficace ba pare nekk nit koo xam ne dafa effacé doo ko dégg ci yenn coow yi non moom dafa effacé wu il est un peu en retrait peut-être boo demee tribunal di ko gis mais dafa nekk ñoo xam ne ñëpp a ko jox cër tribunal ñëpp a ko nawloo peut-être amoon na fi benn tache noire tuuti ci carrière mooy bi ko Macky jëlee nommé ko procureur adjoint CREI. bon ñu bëri dañ ñëw mérité wul poste boobu parce que amul woon grade mais taxul bon état bi dafa def force ñu nommé ko boo xoolee ay Guédiawaye cour d'assises yu bëri bon il a marqué son fépp fu mu jaar daal day bàyyi ay traces bon peut-être mosul nekk nag chef de parquet quoi mais avocat wala magistrat boo ci laaj naa la moom fépp fu mu jaar moom gongo nickel tout s'est bien passé. Antoine Diome am na tamit ay temps fort turam suñ ko waxee rek xel yu bari dem ci dossier judiciaire bu ci mel ni affaire Khalifa Sall
ak Karim Wade ki fi nekkoon agent judiciaire de l'État taxaw ci kanam baar bi di teggi lépp lu Khalifa Sall waxoon ci boobule procès. en tant qu'agent judiciaire de l'État ci procès Khalifa daf ci investir corps et âme boo xoolee sax li mu recruté ci ay avocat moom mënoon a bañ a dem ci procès bi mais dafa ne moom day dem ci procès bi moom ci boppam dafa plaider parce que affaire du ko teniroon à cœur tey plaidoirie am tax na ne Karim bañ condamné Karim Wade ak Khalifa Sall loolu ci gis bu ñu technique bi ñoom ñaar ñëpp kenn mënu ci présenté wu élection présidentielle yi passé moo tax ñu ne nomination bi au poste de ministre de l'Intérieur récompense la rek Macky nampaay bu ko Macky jox la te dafa nekk ci ko xam ne dafa jege trop cour présidentielle bi dañ koy laam-laamee aussi. Antoine Félix Diome naam sax neex na pouvoir bi waaye opposition bi moom lu ñu bëgg rek mooy ñu tekki nomb tànkam nu mu gën a gaawee. c'est très normal parce que c'est très normal pourquoi parce que tout simplement boo xoolee Khalifa Sall ak Karim Wade moom dafa contribuer à 99% wala à 100% que ñu bañ a présenté wu ci élection présidentielle c'est tout à fait normal que Karim ici ak Khalifa ici di ko contester parce que ñoom ñu ngi jàpp ne peut-être ba léegi Macky bu ko fa tegee c'est pour jéem a bloquer Khalifa Sall jéem a bloquer Karim Wade pour présidentielle yi di ñëw présidentielle 2024 bi moo tax mënuñ ko accepter mais comme dafa yor ministère de l'Intérieur ministère boo xam ne da ngay organiser élection te ku jéggi ay opposants ñoo fa nekk il faut nga dawal compromis il faut parfois ngay lâcher du lest tamit quoi di bàyyi muy sedd mais bu fekkee da nga bëgg a yow sax ni nga meloon en tant que parti nga bëgg ko transposer ci sa poste de ministre de l'Intérieur day xaw a compliqué trop. ngir mu réussir mission am ministre de l'Intérieur Antoine Félix Diome lu ko war rek mooy mu uuf ñëpp. jaajëfal ko El Hadj Malick Cissé ak Cheikh Diop ak Mouhamadou Ba mi jiite beneen rédacteur en chef yëglekaay boobee di réew mi quotidien yëglekaay yi li ñu xëy fasal tey la ñuy tëjee bi la jotaay ñu ànd seek Baba Ndiaye. ginnaaw sunu doom yi nga xam ne ñu ngi ñàkk seen bakkan ci waax yi ci réew mi démb nag lañ ko fësal ci xarala yu yees yi te askanu Sénégal gépp ci ànd enquête au quotidien ne mbir mi koy gaa yi ndam dëgg lañ ci am ndax ñëpp a wuyu woote bi nga xam ne Pape Demba Dione amal na ko ci réew Sénégal ak ci bitim réew moom mi sooke mbiri ne message bi jàll na ci lépp lu mu ci bëggoon am na ko ci ndax bu weesoo presse bu Sénégal presse bu Espagne ak bu France naka noonu bu États-Unis yëpp ñëpp woon nañu ko Ismaïla Sène di sociologue ñu fekk ko ci enquête au quotidien mu ñu xamal ni état bu Sénégal li waral pataaram gi te àdduwul ci mbir mi li mooy firndeel ni ko loxoom génnul ci mbëkk mi ci Sénégal critique ne jamono ji nga xam ne askanu Sénégal gépp ak bitim réew ñu ngay naqalu seen doom yi nga xam ne ñu ngi ñàkk seen bakkan ci géej gi jaaree ko ci xare lu yees yi jamono jooje nag njiitu réew Macky Sall parti la def addu ci Moustapha Niasse daal di tànqam lu gaay les économies terewul nag ndam dëgg nag la gaay am ci mbir mi nga xam ne soo ko nañ ko nit ki démb ci Sénégal wërngal këpp te Aminata Touré jiite conseil économique social et environnemental ga woon juge Dème ak Abdoul Mbaye ñoom ñett ñëpp bësal nañu seen naqar ci doomi Sénégal yi nga xam ne ñu ngi ñàkk seen bakkan ci géej gi laas ne ca diwaanu Mbuur nag ñoom wàcce kaame leenu dëkkee ni ki démb ngir ñaanal ñëpp ñi nga xam ne ñàkk nañ seen bakkan ci géej libération ne mbirub Doudou Faye nag am na lu ci gën a doy waar bu weesoo baayam di nga xam ne teg nañ ko loxo am na yeneen ñaar ñoo xam ne ay waajur lañu ñoom tamit dañoo jëloon seen doom dugal leen ci gaalub looce yi dem ca Barça yëglekaay bi ne bu weesoo bàyyi Doudou Faye yeneen ñaar yi nga xam ne seen doom dugal nañu ci gaal gi itam teg nañu leen loxo Vox Populi dañu jëwre gu ñu dénk wàllu bitim réew ci Espagne ñaar fukki fan ak ñaar ci yor novembre gi ñu dëgmal dana dikk fii ci Sénégal yëglekaay bi ne fii ci Sénégal ñi sekk port bu Ndakaaru ci guerre dëgg lañu nekk ndax commerçant yi transitaires yi yeeg transporteurs yi ñoom ñëpp nag ne altine gi ñu dëgmal danañu dakkal ci diirub ñetti fan seenub liggéey ndaxte nee nañu la am ca porosono bu Ndakaaru mën a si ko nangu tey ni ki ëllëg ba tax ñu ne duñ ci banque mukk seenub yoxo yëglekaay bi ne li nag bu dee amul saafara yu bëri yu ñuy jëfandikoo ci réew mi ci ñàkk la jëm ñu dem ci Sud Quotidien waxtaane accord de pêche yi nga xam ne moo dox diggante état bu Sénégal ak Union européenne yëglekaay bi ne bu weesoo jafe-jafe yi ci wax mbir mi lëndëm course la def ba tax ñiy yëngu ci wàllu napp gi ci réew mi la ni sàkk mooy mbir mi leer nañ ba mel ni jantu midi waaye ñoom ñu ñuy tuumaal ci mbir mi di délégation Union européenne nee nañu contrat bi dox diggante état bu Sénégal ak ñoom leer nañ la def amul leen lu ci lëndëm Aliou Ndoye mi ñu dénk wàllu napp gi ci réew mi ne amul benn contrat wu yees bu am diggante état bu Sénégal ak Union européenne l'observateur ne Macky Sall bi nga xam ne mi nga yokk doole ak yokk coalition bi Abdoulaye Wade Baye Karim Wade Ousmane Sonko Khalifa Babacar Sall maire Dakar go woon seen taxawaay lu mënta ñàkk la ndax faw ñu xeex dëgg bu dee bëgg nañu tekki dara ci kanamu njiitu réew Macky Sall Walf Fadjri rek source a nanu benn jihadiste la ñu teg loxo ca Touba source a ne waa ji kay SST lay wuyoo
que nee na fréquenté na état islamique fréquenté na frères musulman ak waa Al-Qaïda yëglekaay bi ne waa ji nag jëlee nañ ko ci Diourbel indi ko fii ci Ndakaaru ngir atteem laas ne benn marchand ambulant la ñu teg loxo ca Petersen ak fukki kilo yamba mais da ngay seet loolu rek. jaajëfal ko moom Baba Ndiaye jaajëfal leen mbokk yi teelu bi jaajëfal Ramatoulaye Sall Diop mi fare woon ci xarale gi yeneen jotaay xibaar 18h45 lay doon ci kàllaamay wolof ak Cheikh Hassana Fall 19h45 ngeen ci ànd ak Ousmane Monique Sagna ci kàllaamay nasaraan ñu yend ak jàmm